salaamaaleykum mbokk yi waxtu xibaar yi ci Sen TV ñu dooree ko ak massacre ba amoon ca Bafa Bayot foofee nag ñu am ñu ci tegoon loxo ci jamono ji loolee juróom-benni fan ci weeru janvier atum 2018 ca bokk na ci René Capain Bassène moom mu daal di entamé ak ñi nga xam ne dañ leen a jàppandoo woon benn xiifal tey jile ci altine gi ca maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor nga xam ne foofee lañ leen làq jant bi ñi nga xam ne ñooy ay seeni mbokk nag ñoom dem nañu foofee ngir xool mbir mi fan lañ ci daal di toll ci noonee bëgg nañu ñu dakkal boobee xiifal waaye ñoom ñi nga xam ne dañ leen teg loxo ak seeni ay waajur di bëgg rek ñu ubbi procès buy jaar yoon ak bàyyi leen ñoom ak moom ak ñi nga xamante ni si ñoom la daal di àndaloon ñu daal di leen di teg loxo ba làq leen jant bi. tàmbali nañ di ci xam aslëf lu jëm ci variant Omicron bi nga xam ne wax nañu ne dugg na ci biir réew bu Sénégal bu nu sukkandikoo ci physiologiste bi di docteur Bamba Kane naam sax ne du wàlle bu baax waaye li ci am solo rek mooy fexe ba jël ay matukaay ngir gën a mën a xeex waaye moytu lu jëm ci boobu jàngoro ndax dafa nemmeeku ci askan wi ne dañoo am ak bàyyeeku goo xam ne gis na ko ci ñoom te it li nga xam ni moo jëm ci wàllu fagaru gi maanaam respecter mesures barrières yi dañu ko war a tam jëmmalaat ngir fexe ba dàq ko fi ngir mu bañ a rek law ci biir réew mi moom docteur Bamba Kane dafa waxtaan ak Nanko Bakayoko. virus yu mel ni ci coronavirus dañ nekk ay virus à ARN noonu lañ leen tuddee virus yooyu nag ñoom ñuy soppaliku mooy règle ñu bañ a soppaliku mooy exception bi donc man jaaxaluma trop ñuy am ay variant yu mel noonu variant bi nag mënuñoo wax ne Afrique du Sud la soxeekoo Afrique du Sud lañ ko njëkk a gis waaye fan la soxeekoo dëgg amuñu élément li nga xam ne nag moom moo am solo mooy pour le moment nii xamaguñu ndaxam virus bii nii moom moo gën a soxor virus bi ci nekkoonam de xalaat nañ ne rek moo gën a yomba wàllaate nit ñi dañu war a continuer sensibiliser leen ci ñu dem ñàkku ji surtout ñàkk bi moom am na solo na ko nu ñu def jéem a respecté tamit mesure barrières yi niñ ko mënee defe naa ne bu dul loolu mën nañoo indi ay jafe-jafe. docteur Bamba Kane moomee la ñuy desandi naam dañoo dëgmal ay élections locales ci noonu ne mu gis ni ay dajaloo kon boo mayul dina am waaye day ñaax ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu politique di xëccoo ñu indi beneen feem maanaam visite de proximité yi ñu doon def nanu ko daal di wéyal di moytu ak dajaloo ndax lu ni mel bu dee jëluñu ci ay matukaay rek mën na daal di dugal bu baax a baax li jëm ci feebar boobee variant Omicron bu yees bi dugg ci biir réew bu Sénégal te nu gis ko fi lu ko may rek danañu soobuwaat ci beneen vague moom ba tey docteur Bamba Kane ak Nanko. ma tuutal la parce que ñu ngi jëm ci campagne électorale jëm ci sedd ku ne xam na ni virus bi sedd moo ko gënal tàngoor ba pare buñ ci boolee bëgg a def campagne yoo xam te ne dañuy def ay meeting di dajale ay junni nit ci benn place ñu dajaloo bu boobaa nag 4e vague bi nga xam ne moom la ñuy ragal mën naa am te gis nañu vague yi ci jot a jaar nit ñu sonnalee ko personnel médical bi donc man dama jàpp ne surtout homme politique yi war nañu jéem a xool yeneen stratégie bu fekkee ne dañuy def ay caravane wala ñuy def ay visite de proximité yoo xam ne duñu ànd ak téeméeri nit wala ay junni nit bu dul loolu nag bu ñu xoolee seen bëgg-bëgg rek def fii ay rassemblement yoo xam te ne nii moom lañ fi gisoon daaw ba 3e vague bi am su boobaa nag mën nañoo dugg ci situation boo xam ne vraiment nekk situation boo xam ne kenn souhaité. tolluwaayu mbas mi ci biir réew bu Sénégal tey jile am na juróom-ñaari nit yoo xam ne am nañu jàngoro Covid-19 boobee ñoom ñëpp jóge ci wàllu transmission communautaire bi kon ci bis bi tey ñeent ñoo xam ne wér nañu benn cas grave lañ ci nemmeeku amul kenn ku ñu ne ñàkk na ci bakkanam kon ci jamono ji ñuy àddoo ngeen di teewlu fanweer ak ñett ñi ngi ci traitement. yeexital gi ñu nemmeeku ci wàllu lenteur administrative yi ñu war ko mën a régler ci wàllu assurance su autorité yi ngir lu jëm ci numérique personnel administration yi nga xam ne moo waral loolu ñu amal benn séance de formation tey jile ak ànd ci ak seen ay partenaires ngir gën a mën a rek gaawal lu jëm ci wàllu processus bi ci noone bu ñu sukkandikoo ci acteurs yi yëngatu ci wàllu informatisation bu état civil nga xam ne jël na leen en compte ci programme bi ñu teewlu njàngat bi nga xam ne wala nettalik Tidiane Diallo ak Pauline Thiam. ci fan yu néew dañuy régler problème lenteur administrative yi suñ sukkandikoo ci kilifa yi yor wàllum numérique. mun nañ wax ne lenteur yi dina wàññeeku
mais loolu processus la ci processus boobu lu bëri ADIE def na ko am na ay services yu mu jot a dématérialiser am na yeneen procédure yoo xamante ni daf ko war a dématérialiser liggéey boobu aussi ADIE rek waru ci nekk administration yi tamit dañ si war a jàpp. informatiser état civil bi loolu tamit bokk na ci programme bi. responsabilité ministère des collectivités territoriales je pense que am na budget bu ci nekk am na ay partenaires yu ci nekk te am nañ yaakaar ni volonté politique bu ñu affiché pour dématérialiser état civil bi bu jéego yi wàññeeku rek incha allah dina nekk. digitaliser administration sénégalaise lii moo tax a jóg partenaires yi ak waa ADIE. Sédhiou la ñuy wutali foofee benn caravane bu service public daal di woon dajale mbooloo mu takku ci wàllu ni mel kii di rek Amadou Diallo nekk coordonnateur programme d'appui à la modernisation de l'administration daal di rek saisir occasion bi pour ñëw ci li nga xam ne moo mbébét boobee daje ngir gën koo leeral ci bopp askan wi ak Ibrahima Diallo. tey jii ki nga xam ne dafa nekkoon Sédhiou amoon na problème avancement ci carrière bu ñëwee fii tey dinañ ko ne lii moo la manqué ou bien fi nga toll. ko xamul aussi vraiment da nga waroon avancer de manière automatique aussi boo ñëwee fi ñu defal la un projet d'avancement d'échelon xam ne dootul aajo sax ngay dem di wasi Dakar ngir xool fan la sa dossier toll. ñu ngi ci aussi ak la division de la pension de retraite pour accompagner nga xam ne seen retraite dafa jot aussi encore seen waajur wala seen jëkkër wala seen jabar dafa wàññeeku accompagner pour ñu am lu ñuy wooye ñaari bëccëgu liggéey boobee lañ ca gën a nemmeeku mooy farlu ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci wàllu nu mel ba bi ci guddi lu ñu guddee lool ngir rek fexe ba répondre ci préoccupation maanaam jafe-jafe askan wi seenu ko njàmbat. Amath Sow professeur de lettres histoire et géographie ca SAEM Diendé moom mu ni mbir mi dal na xelam ba tey ak Ibrahima Diallo. ñëwoon fii pour vérifier sama projet de validation parce que sama responsable syndical moo ma woo mu ne ma sama projet de validation dañ kaa rejeté parce que am na benn numéro bu manqué demee noonu léegi bu ma ñëwee tey damaa ñëw indaale samay papier ma ñëw sur le champ ñu jox ma numéro de projet et puis ñu ne ma mun naa ñëwaat au mois de mars pour xool papier bi fu mu toll waaye loolu lu baax la. Parce que comme ni ngeen ko xamee enseignants yi dañu doon regroupé wu à la fonction publique fees dell ci mbedd bi di xaar seen rang te loolu rafetul ci suñu image maintenant que ñuy kee décentralisé donc léegi soxlaatuñu di passe wala di demander ay permission pour dem donc par rapport à nos heures mën nañ ñëw fii. ci commune bu Joal soxna ya fa nekk di yëngatu ci wàllu transformatrice ak di jaay ak nekk ay mareyeuses ñoom nag seen xel dina dal ndaxte DER ba moo fa daal di jaar yokkal leen seen ligne de crédit te it wan leen yoon wi nu mën a jaar ngir fexe ba am ci yooyee koppar ngir mën a yokk seenu ko liggéey Pape Amadou Sarr mooy délégué général bu DER moo waxtaan ak Alioune Badara Sonko. nanu crédit bi nag lu ko tax a jóg comme ni ma ko waxee mooy dimbali jigéen ñi tey boo xoolee. ñu ngi commencé produit bi marché central au poisson bu Pikine directeur bu fa nekkoon Abou Mbaye moo benn jour 5 heures du matin message la ma bind ne ma bu ma ñëwee ci marché bi gis jàllo yi ak T5 yi taxaw fii di lebal jigéen ñi leen di jox 10 000 francs ñu leen di rembourser 2 000 francs à la fin de la journée damay bëgg a jooy Pape te bu ñu ñibbi ay saa yi dañuy am bor loo ci mën ma toog ak sama équipe man leen il faut que ñu jóg ma jox leen 25 millions ak coffre-fort man dem leen biir marché bi ngeen toog foofu jigéen bu ñëw ngeen jox ko 50 000 100 000 5% rek lañ ciy laaj. tey ñu ngi ci presque 2 milliards de francs CFA bu ñu décaissé. semaine prochaine wala dans 10 jours dinañ leen inaugurer fabrique de glace bu bees bu 30 tonnes ak chambre froide bu 40 tonnes bu ñu leen defal bu 180 millions de francs CFA. jigéen yu fa nekk ñoo ko moom ñoo koy def bëgg nañ yéen tamit jigéen yu Joal ngeen mun ko toppatoo def ko fi ñu jàppale leen. anu Jurbel la ñuy wutali waaye ci DER boobee la ñuy desandi foofee nag koppar gu bari gi ñu waxoon dañu koy financer jigéen ñi ak ndaw ñi demeewul noonu waaye DER bi moom jublu ci direction de l'entrepreneuriat rapide dafa wut am feem bëgg rek gën a ñongal efficacité ba tax na mu mettre en place ay points nado crédit yoo xam ne day am enveloppe bu toll ci 138 millions de francs CFA boo xam ne dina mën a financer benn projet boo xamante ni si da nga ko ciblé Abdoulaye Diagne ci nettali gi. fexe ba kenn ku ne jote ci ndimbal li nga xam ne moom lañ teg ngir jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi DER samp ay poñ yu mu duppee nano crédit. tey financement nano crédit bi ñu ngi toll ci lu ëpp 138 millions de francs CFA dugal nañ ko fii entre Touba ak Mbacké 2000
200 bénéficiaires si Mbacké ak Touba. loolu yi mën leen a jàppale ci seeni yëngatu ba ñu gis ci yokkute. financement yi 50 000 francs lay tàmbale ba 300 000 francs et bu soobee yàlla décembre bi dañ ko jëmale ba 500 000 francs ba pare yokk durée bi. financé baax na waaye tàggatu moo ko war a jiitu. soxla nañ ngeen di ut ay financement ngeen di def ay liggéey ngeen di yokk koom-koom mais it soxla nañ ñu accompagner jeunes yi ak femmes yi ci formation. délégation de l'entrepreneuriat rapide daal di financer région wu Diourbel ci lu tolloog 2,7 milliards de francs CFA. 70% financement DER ci département. aywa ñu waxtaane lu jëm ci xëyu ndaw ñi tax na benn tournée boo xamante ni si ngir superviser formation yi nga xam ne 3FPT mi ngi koy amal ñu daal di koy amal foofee ci diwaanu Diourbel bénéficiaires yi nag ñu leen di xaar ñu mën a rek amal ay mbir ngir amal ay di mën a entreprendre ki nga xam ne mooy docteur Mame Abi Seye nekk DG bu 3FPT moom li mu xamle rek mooy jëm ci wàllu formation professionnelle technique moo waxtaan ak kii di Abdoulaye Diagne gën a indi ci ay leeral li nga xam ne moom mbébét tournée boobee. taalibe yi la d'abord ñu fekk leen ñuy def formation en solaire muy benn cohorte de 20 programme mu xëyum ndaw ñi. taalibe yi dañ ci am place bu prépondérante yeneen formation yi tamit diagnostic automobile ci wàllum électricité ci wàllum plomberie di wax ni loolu yëpp tey ji centre bi diversifié na mu méngoog li nga xamante ni soxla nañ ko ci région Diourbel bi yëpp bu ñu financé formation ba pare liñ ciy séentu am xëy ëllëg te xëy boobu nee nañu tey jii ci entrepreneuriat la ñuy gën a ñaax xale yi apprenant yi ñu jublu ci maanaam boole seeni doole créer ay GIE kii mun def lii kii defi menuisier kii defi soudeur kii defi plomberie kii defi solaire kii defi leneen pour mën a répondre ci besoins yi nga xamante ni tey jii marché local bi mi ngi koy. diwaanu Mbour la ñuy wutali foofee nag ñenn ci ay jaaykat ay commerçant dañoo mer ba futu ki nu tuumaal daal di koy duutu baaraamu tuuma mooy ki leen jiite di seen dupp maire dañoo jàpp ni wàllu assainissement ak yu bari yoo xamante ni si rek wàllu organisation ci marché ba dafa daal di des ba tax na dàq ñu sax amal ak dajaloo ngir amal doxub ñaxtu ci noone maire bi moom dafa jàpp ni rek xëy na xibaar yi nu waroon jot ci wàllu woowee dañu jotul Alioune Badara Sonko. commerçant yi nekkee ci marché central bu Mbour mer ba futt lañ def ñoom nag seen mer bi kuñ ko sippi mooy maire dëkk bi Fallou Sylla ndax dañoo jàpp ni lépp li mu waxante ak ñoom defu ci lenn. suñu revendication yi ñu am par rapport ak maire comportement bi mu am ak ñun parce que maire dafa am benn manque de considération bu am par rapport ak ñun di wax que ne depuis 6 ans ñoo ngi discuter ak maire mais sans résultat. ñoom sax ñu jàpp ni marché bi amul benn sécurité. encombrement dafay engendrer insécurité encombrement c'est source d'insécurité tafukat yi bandi yi yëpp dañ ciy wax. naka noonu moom maire bi Fallou Sylla daal di ci yee yàbbi ne bureau bi nga xamante ne ñoo amal janook taskatu xibaar yi ñoom reconnaître leen ndax bureau bu bees la donte sax amaloon na waxtaan ak beneen bureau bi fi nekkoon. kii nag bureau bu bees la c'est normal bureau bu bees boo ñëwee war a génne lu bees ñu waxtaanee lu bees keroog bi ñu ñëwee fii wax naa leen ko dama leen wax leen seeni soxla ñu seet nu ñu koy faje en tout cas ak li ci mënta am commerçant yi nekkee ci marché central bu Mbour ñi ne seen situation bu réglé wul fii ak fan yi di ñëw daañu yëngal wane seen bopp. wàllum politique la ñuy àddu dem ci diwaanu Kaolack foofee nag ak dal lañu fa daal di bëgg ci wàllu ni mel ki xamle loolee mooy ki teewal mouvement bi di gëm sa bopp di Ndeye Khady Diop moom mi nga xam ne gannaaw ba mu amee ak dajaloo gu yaatu sax ay nit yu bari wu si woon ko ci wàllu ni mel moo tax mu ni lees mën a am rek nañ ko teg ci ak dal ak ci yoon ngir mbir yi mën a jaar foo xam ne xëy na kenn du ci am ak rëccu moom gannaaw ba nga xamee ne xamle na ni xaaruñu lenn rek lu dul mbir yi leer ngir ndamoo ko coalition gëm sa bopp foofee ci diwaanu Kaolack Aliou Kane. parce que li fi métti dafa bëri ma commencé ko rek par weñ yi par salte bi par yooyi par mbóot yi par gunóor yi par kaniwoo yu salte yi ñu fas yéene nag laaj mairie bi ngir suñ ko yoree mu taxawal benn programme boo xam ne day nekk programme grande coalition gëm sa bopp pour la mairie de Kaolack programme boobu lu mu wax dañ ne ci 9 compétences yiñ transféré collectivité locale bi bu ci nekk
am na li nga xam ne dañ koy liggéey mais balaa ñoo wax li ñuy liggéey dañ naan ñun suñu vision pour Kaolack mooy mu nekk dëkk bu set dëkk bu ami garab naat dëkk boo xam ne ku nekk di nga am si as tuut loo jàpp di yóbbu comme sa biir kër dëkk bu neex a dëkk ñun loolu lañ bëgg si Kaolack te loolu mën nañ ko def naka lañ koy defee benn bi ñu nekk maire boo xam ne maireu jàmm lay doon man moom Kaolack ñëpp xam nañ ne jàmm laa am. jeex na biti réew la ñuy dem ca diwaanu Gambie la ñuy wutali ak tànnuk njiitu réew yi nga xam ne amoon na fa Adama Barrow ñu falaat ko mu war a jiitewaat réew ma ci diirub juróomi at suñu équipe ban fa yebal Papa Birahim Touré ak Baba Diaw Ñaaw Birahim gannaaw ba ma la nuyoo lan mën a jàpp gannaaw ba nga xamee ni fal nañu Adama Barrow ba noppi. gis ngeen ko fii nga xamee ni la ñu nekk jamono ji yëkkati na kàddu moom bi nga xamee ni moom la ñu tabb mu doon président bu Gambie officiellement ndax commission électorale indépendante ba mu génnee résultat yi ci dimanche bi loolu la fësal moom nag kàddu yi mu yëkkati en tant que président mooy ni jamono ji nekkul président wu benn parti waaye dafa nekk président wu mboolem Gambie mu woo ci sax ñi nga xamee ni ñoom ñooy opposition bi mooy ñi nga xamee ni ñoo doon jogante ak moom ñu ànd ak moom ngir def liggéey bi nga xamee ni moom mooy liggéey Gambie ba Gambie mën a dem suqaliku dem ci kanam gis nga ko nag gannaaw am na ay contestation naam waaye moom jàpp na ni mbir yi li ci ëpp solo mooy fexe ba ñëpp àndandoo ñu liggéey Gambie jamono ji nag jàpp nañu ni guddi gi dina gudd loolu donte nag ñu bari war nañu xëy waaye xëy bi ci ñenn ñi dina jafe rawatina fii ci Banjul ñu dend ak State House moom nag officiellement kon bu fa duggee ñu xam ne moom mooy président bu Gambie war fi toog nag pour juróomi at gannaaw ni fësal nañu ko te béral nañu ko li muy sàkku nag mooy na ñëpp àndandoo defar Gambie woo na ci tàllal loxo nag rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition bi Baba Diaw Birahim Touré envoyé spécial fii ci Gambie. aywa Papa Birahim Touré jërëjëf ñu waxtaane aslëf ci tàggat yaram waxtaane lamb ji nga xam ne ñi ngi ko doon xaarandi boobaak léegi def na ay at ñett sax ci ay at waaye ak yaakaar gu yàqeeku dong lañ ci nemmeekuwaat jëm ci wàll wi ndax agression bu rek ki di Papa Sow ñu sànni ko as mbir moo xam ne dafa tax deret ji songoon ko ci wàllu woowee médecin yi constaté gravité blessure bi ñu jël rek ndogal daal di annuler li nga xam ne moom mooy combat bi ci public boo xam ne ñëwoon nañu wuy si amoon yaakaar goo xam ne dinañu gis combat bu neex ñu teg ko ci fair play waaye tamit teg ko ci ku mën sa morom rek daan ñu amoon yaakaar dundalaat li nga xam ne moo jëm ci làmb ñu fexe ba yàqati ko comme niñ koy waxee saa su nekk te moo ne day ku ci nekk rek la nga war a wax ngir xale yi xam ne ak xëccoo la waaye foo rek lañ koy teg ndax ku ci nekk yaay may sa morom xaalis jëm ci wàll wi bu weesoo loolu ku ci nekk rek di yëngatu ci wàllu làmb war nga cee mën a gis sa bopp waaye dafa mel ne wax joojee duñu ko dégg duñu ko jëfee li dal seen xel rek wala nu leen neex la nu koy defee moo tax yaakaar yàkkeeku ci wàllu wu ni mel la ñu waxtaanee football ak ligue professionnelle bi daal di fësal communiqué di xamle ni entraîneur yi nga xam ne à titre exceptionnel dinañ leen permettre ñi nga xam ne licence C B ak A licence UEFA A ak B am li nga xam ne mooy tam diplôme de professeur de PS option football ñu mën a rek toogandi ci banc wu rek club bi nekk saison bu ren bile waaye saison bu déwén comme ñoom nin ko bëggee woon mooy ñi nga xam ne ñu fexe ba rek réglementer seen secteur boobee. ci jamono jooju di fàttali ni gaynde yu Sénégal yu ndaw yi jigéen ñi U20 yi dañoo daan waa Guinée ñaax ci dara ñetteelu tour match aller éliminatoire Costa Rica 2022 ci lañ tolloon di ko jongante waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu démarrage cours FIFA arbitre d'élite yi kon dina rek door le 5 ba le 15 décembre ci centre bu Guéréo kon la ñuy amalee boobi tàggat. waxtaani karaté mu jeexal li jëm ci wàllu tàggat yaram bi Sénégal ci championnat d'Afrique yi doon am foofee ca Égypte moom 5e la daal di jël ci ginnaaw Égypte Algérie Tunisie ak Congo ñoom ñi nga xam ne Égypte am na 39 Algérie am 36 Tunisie 27 Congo 30 si 39 catégories yi fa amaloon bu foofee Sénégal daal di inscrire 16 ci 39 catégories mu di bilan boo xam ne mën nañu jàpp ni dal na xel bu fekkee ne rek gis nañu faible participation wu Sénégal ci wàllu effectif ak préparation boo xam ne xëy na ni ñu ko bëggee woon demeewul noonu ñu mën a jàpp ni rek Sénégal
kon 5e la jëloon ci dernier championnat d'Afrique amoon ca Tanger ñu gis ni def nañ lu rek gën a baax remporter médaille d'argent ci championnat d'Afrique bi waaye am nañ benn médaille d'or tamit ci wàll wu ni mel. moo ndar képp xibaaru tàggat yaram yi ñu ubbi beneen xët yéenikaay yi li ñu xëy fësal ko nafar gi ak Mantulay ci bundoy. dikkati naa wolof Njaay dafa ne dina matteem du matte bul ko jox sa loxo waaye it fagaru dafa gën faju tribune yéene kaay ne ma omicron dikk na ci réew mi laas ne ko takkaat leen masque yi dandante te jëfandikoo gel yi ndax omicron dikk na ci réewum Sénégal mi ngi fi réew mi quotidien ne ñetti cas yu positif yu omicron la ñu am fii ci réewum Sénégal tribune yéene kaay ne ko ñaari cas yi moom ñi ngi ci Ndakaaru jël Jóob Sangomar benn waay la bu am ñaar fukki at ak juróom ñëw ci réew mi dal Scat Urbam ka ca des ab soxna la ñaar fukki at ak juróom ñett la am mi ngi nekkoon ci hôtel fii ci Ndakaaru yéeni kaay bi dee média bi samp laaj ndax tiit ci omicron mi war na en tout cas source a mi ngay xamal ne Institut Pasteur ak IRSF ñoom dañoo def seeni communiqué xamal askan wi ne leen omicron gis nañ ko ci suñuy saytu gannaaw loolu communication bi nag dafa mel ni neexul waa nguur gi moom kay daanaka tendre nañ leen par 4 yëfi gone ministère de la santé métit lu li gaa yi gaawantu di communiqué ndax wujje waroon nag bàyyee direction de la santé ñu wax ak askan wi yéeni kaay bi ne ma wax ji dootul foofu wax ji mooy gaa yi jëlee omicron seenum réew andi ko fii bokk ci atelier ak i ndaje yoo xam ne dafa fees dell ki nit am na ci ndaje boo xam ne président Macky Sall ma nga ca woon maar day taali Sud Quotidien ne ma juge Demba Kandji wax na maar day taali juge Demba Kandji ne waaye du doon ci àtte Khalifa Babacar Sall wala beneen ndax ba ma nekkee juge man Demba Kandji nekkuma fi woon ngir bëgg neex kenn dama fi nekkoon ngir wax yoon juge Demba Kandji ne man la bés buñ demee ba askan wi tàmbalee nag weddi seen administration coow day daal di dugg Le Quotidien ne coow laa ngi ci man dikkal ma xamal la ne Aliou Sall day moom it wax na waaye la ngeen bëgg leeral ci suñu 400 000 waxu ko ba ngay wax ca mairie ba ca Géejawaay de ca Faali daal dinay wax de joxoñ baaraam ak tuuma nag Amadou Talla ci ñàkku téye gi ñàkk téye njàng meeg njàngale mi ci réew mi abri provisoire yi bëri na accord yenu xaatimoon ak syndicat yi respecté wuñ ko système éducatif bi mi ngi nërmeelu ci réew mi de ca Faala ko xamle syndicat jàngalekat yi déggootuñu ak nguur gi te boo maytul dina indi grève yu dul jeex de ca Faal ni réewum Sénégal ngay gis jàngalekat boo xam ne juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti at dina ko toog te du avancé ngeen teg ci nag daal di recruter yees juróomi junni ci ay jàngalekat te ñoo ñee tàmbaleegunu waaye ña ngay ñaxtu sonn lool moo tax nag Déthié Fall ne ko yow Mamadou Talla waxal président Macky Sall mu méngale ak jamono njàngale mi te bàyyi na sunu njàng mii muy jël lu mu ca def politique ko tribune yéene kaay ne ma Adama Faye goro président Macky Sall it wax na ci nag bataaxal biñ ko yónnee benn fan ci weeru décembre xamal ko ni dindi nañu ay couleur coalition bi di defar sa gox Adama Faye ne leen yéene ko tey ndax bés bañ leen xamalee ne leen dañuy sos coalition bi ca ngeen tàmbalee rëg-rëgi ci saa si da ngeen wax nag ñu bloqué suñu liste bi président Macky Sall daal di ànd ak Pape Samba Diop waaye tam Mahmoud Saleh nam leen tuddee ñaana duma ko wax Adama Faye ne ñu tàmbali nag wër suñu ñetti téeméeri mandataire ci réew mi di sàkku ci ñoom ñu trahir suñu liste bi defar sa gox ku ko ci def ko par gu takoong la doon xaar Adama Faye ne dem nañ sax ba ñuy xupp ci liste dong kan la Bassirou Samba Niass di xupp dëgg-dëgg tribune yéene kaay samp nag laaj yéene kaay bi daal di may xamal ne directeur général bu impôt dañ koo defar ab article boo xam ni mar day taali agent yu bari ñoo daal di génn weddi boobule article xam ne nag am na lu nekk ci gannaaw laaj ba samp kay mooy waxtu woo xam ne ñu ngi fi bëgg andi waat premier ministre war a soppiwaat gouvernement lan moo war tax nag ñuy commandité ngir yàq Bassirou Samba Niass moo tax it yéene kaay bi ne ma personnel ba ngi koy jàppale de ci kombaam yii gaa yaa nga ca l'enquête yéene kaay ne réewum Sénégal daal dafa mel ni liggéey bu leer la ñuy bañ wala it ñenn ñi saytu gi ñuy def ci biir entreprise yi am na ñoo xam ne bëgguñu ko benn inspecteur buy saytu xam le ci l'enquête quotidienne bu dee ministre ba nu gàlloo bëggul nu saytu ñun moom dañuy futti ba nu set feem bu ñu defee suñu liggéey dootuñu ko amati 24 heures yéene kaay ne Ndakaaru jël Jóob neex na kan mooy gagné diggante Barthélémy Diaz ak Abdoulaye Diouf Sarr meeting d'investiture daal am na bu Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba daal di fay dal ci kaw opposition bi xamal leen ni élection yi du président Macky Sall te ñun bés ba 20/20 la ñuy am na leer fukki commune ak juróom-ñeent yi la ñu soxla 24 heures ne loo ci mënti déggit nasaraan si daal ñooy doxal suñum réew Ahmed Khalifa Niass dëggal na ko ci yéene kaay bi xamal ni ñetti at laata 2012 France xamaloon na Abdoulaye Wade ne ko da ngay ñàkk nguur gi Dakar Times ne lu ñu ñàkk
tàkk forum civil ñi ngi xeex ngir ñu am dundu gu ñoŋ moo taxit meilleure note de l'année 2021 lañ leen daal di jagleel yéene kaay bi daal di dama forum civil dañoo def seen kéemtalaay kattan ba gox yu bëri ci biir réew mi amuñu woon ndox am ko waxtu woo xam ni gaa yaa ngay politique ba taluñu ñu askan wa di deew ak mar ci biir réew mi forum civil loolu la liggéey turbine yéene kaay ne ma Gambia moom Barrow daal dina fay jël ndam li l'enquête quotidien ne ko waaye ñett ci ay candidat lànk nañ ne résultat yooyu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg yéene kaay bi ne ma waxtu woowu Macky Sall moom ma ngay setal réew mi opération setal la président Macky Sall wootee libération yéene kaay ne ma lu réew mi set bu leen fàtte ni Tahirou Sarr jébbal nañ ko juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom ñeent mètre carré